salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki MGM maa ngi leen di nuyu di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfiq di leen yëgal ne seen xarit seen mbokk Ahmed Bamba Ndiaye mi ngi kon ci ligne bi pour dégloo ñu tàmbali di jéggalu ci yéex bi ñu xaw a yéex a tàmbali tuuti incha allah. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala rasulil karim Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. waaw mbokk yi xam ngeen comme niñ ko wane nii ci biir groupe bi li ñu fas yéene waxtaane muy thème bi mooy problème entre Iran ak États-Unis source du conflit maanaam fan la béjoo bi wala xeexoo bi cosaanoo, posture du monde musulman, jullit yi ban taxawaay lañ ci war a am ak itam lan mooy ay jeexitalam ci jokkoo bi nga xam ne réew yi jokkoo nañ ko muy les relations internationales. waaw source conflit bi moom mën naa remonter fu yàgg waaye damay def li ñuy tuddee historique, maanaam am lu ma dagg tàmbalee fenn. damay tàmbalee rek bi fi Shah d'Iran nekkee kon lu jiitu avant la révolution islamique bi nga xam ne 1979 la tàmbali. avant révolution boobu Shah d'Iran moo fa nekkoon. Shah xam nga wuutewut ak buur yi nekk ci golfe bi. booba daanaka Iran ak nguur la koo xam ne benn famille ñoo ko akimoo. alors nekk fa ay buur, nekk nag xaritu américain yi ci anam yu bari. jamono yooye boo seetloo sunu réew Senghor ku xaritoon ak Shah bi la. am na sax benn cité boo xam ne naroon ñu ko booba Shell ñoom ñoo ko moomoon booba ci wàllu pétrole xam nga. am na booba benn cité bu ñu fi naroon a def diggante ci relation Shah bi ak Senghor ba ñu tudde woon ko cité Farah Pahlavi. Farah Pahlavi yaakaar naa ne sëru Shah bi la woon. alors kon dañu nekkoon Shah bi dafi nekkoon mel ni buuri golfe yi nekk xaritu américain yi. Iraniens yi aussi mel ni américain comme waa golfe bi di leen roy ci colin, di leen roy ci lu bare bari. waaye Iran nag dafay réew mu doy waar ndax boo jamono yooye comme Shah bi moo yore nguur ga moo koy doxal te moom xaritu américain yi la. terewul ca biir xawzaat ilmiya yi mi ngi mel ni tey bu ma jëloon Sénégal rek mën naa tuddee marakis diiniye yi, centre islamique yi nga xam ne boo demee Touba, boo demee Tivaouane, boo demee Medina Baye, boo demee Léona Niassène, boo demee Sokone ca Wandémène, boo demee Pire, boo demee Fouta ca dëkk yu bare bare gox yu bare bari, boo demee Medina Gounass ca Casamance, da nga ko fay fekk ñooñu sëriñ yooyu dañu bari Iran. te ñi nga doon doxal li ñuy doxal maanaam di jàngale ci diine njàng mu xóot nag. seen njàngu majalis dafa xaw a mel ni njàngu mag ñu njëkk ñi fii, maanaam matière yu bari ngay jàngale bu boo fa génnee daanaka li mag ñi daan wax aalimu kulli fannin, xaw a nekk un polyvalent bu xam mbir yu bare bari moom ngay nekk. centre xawzaat ilmiya yu Iran noonu la xaw a mel. formé nag ay jahabisa, ay ponkal ci wàllu xam-xam, mais amaale waaye islami. waaye islami mooy am conscience islamique bu leer ci ne islam diine ju matale la yoo xam ne naam des ko war a dund ci jàkka, des ko war a dund ci barabu jaamukaay yi, waaye aussi des koy dund ci sa biir boutique, des koy dund ci sa biir bureau, des koy dund foo mën a nekk di fa liggéey. maanaam aw dundin la. al islaamu diinun wa dawla. islam diine la waaye état la itam, ndax day doxalinu état mi ngi ci biir. di dellu ca jamono ja nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi na l'islam nekk Médine, yore état bi di ko doxal, nekk chef d'état
waaye nekkaale kuy jiite julli gi di jiite mbiru lislaam yi. gisin wu matale woowu ci lislaam ñoom naka jekk moom lan ma sa yore. ba tax na kilifa yi yore woon loolu am nag ay barabu lislaam yu bari yoo xam ne ba ci gënoon a fës mooy xum dafa meloon ne tey bu mën a Tuuba dëkku lislaam la boo xam ne ay kàngam rekk a fa nekk yu bari nag ci boroomi xam-xam. imaam Xumayni mi fa la jàngee siiwe fa laata muy gàddaay dem Paris Neufchâteau foofa la préparé révolution bi. alors ñoom bi ñu demee ba gis ne tubaab yi noot na leen te nooteel bi métti na ñu essayé lu bare bari ñu gis ne loolu doxul ñu dellu ci lislaam ab sëriñ daara boo xam ne dafa yore woon kurusam ak satalaam daal di ferenkulaayu ci sajaadaam ànd ak ay taalibeem dem France moom bañ koy làq dañu yaakaaroon ne rek kii daal ab sëriñ la bu kaalaw rek amul benn danger ñu fat ko fekk booba taxawal na doxalinu soppi ndaw yi nga xam ne Iran lañ dëkk yépp nag nekk ay étudiants ci àll bi ñi nekk France ñi nekk Allemagne ñi nekk feneen di daanaka jébbalu si ci Khomeini nga xam ne daf leen di joxe ndigal ñuy préparer fu ne ñu taxawal fa ay centre culturel di liggéey ci seen biir di préparer ndànk-ndànk ba xëy rek déclenché benn révolte ca dëkk ba. xam nga ne jamono ja muy déclenché Khomeini ma nga encore France ñu jaamaarloo ak Shah bi bari woon na doole trop waaye ba mujj daw ba mu dawee Bakhtiar ñëw ñu jël ko premier ministre mu xaw a nekk yore transition bi maanaam bi sóora mu àqata moom it yàggul mu jébbal mbir ma alors waa Khomeini daanaka mën naa ne nangu nguur ga ci la Khomeini bàyyi ko France ñëw Iran ñëw boo xam ne ba tey taarix a ngi koy bind keroog bañ koy teertu muy wàcc Iran jóge ci exil ci hijra bu métti te yàggoon ca France alors kuy iranien rek presque rek génn nga pour teeru ko bu ñu ñëwee ñu taxawal seen gouvernement ñoom nag dañu yeewu parce que gis nga ba ñuy tàmbali dañoo jël koo xam ne ku neutre la Sadiq Mahdi koo xam ne naam bokkut ci ñoom waaye mën naa jouer rôle transition entre ñi xamagut fi ñu leen jëmee ak ñi nga xam ne ñoom jekku nañ mbir mi te xam nañ ne duutu leen rëcc alors kooku ba mu jàllee nag la mbir yi di leer ndànk-ndànk ñu daal di soppi constitution réew ma defaraat ko foofu lu am solo ngi ci dama koy wax bokk na man ci li ma leen nawee ba nga xamee ne 1979 jël nañ mbir yi dañu daal di xool na réew ma tëddee ñu xool yi nu abboon ci ay Amérique ak ay occidentaux yi ay constitution ay institution ñu xam ne yii ay tur la rek waaye lenn dëppoowu ci ak sunu réalité ñu daal di soppi institution ya ak constitution ya soppi contenu bi muy moxtawa bi la ca biir la soppi naam président de la république ñu jàpp ne ayut njiit la rek u fi war a mën a nekk ñu continuer di ko amal premier ministre amal assemblée barlamaan nga xam ne mooy majlisu shura loolu principe bu islam la bu ñëpp xam waaye teg lu bees muy wilayatul faqih mu xaw a mel ni boo demoon États-Unis le Sénat benn chambre boo xam ne moo féete kaw institution yépp même président de la république bu jëlee ndigal balaa muy sotti da koy dem gaaral ca al majlisul aala li shu'unil islamiyya ki ko yore di al murshidul aam al murshidul aala le guide suprême de la révolution le guide suprême sëriñ lay doon ci sëriñ si lañ koy tànne le guide suprême kon al murshidul aala ci sëriñ si lañ koy tànne boroom kaala lay doon maanaam kon ab sëriñ la ci xawzaat yi ilmiya yi la génne
moom mbiram moo di moo féete ñëpp kaw y compris président de la république moo féete kaw parlement ba moo féete kaw premier ministre jarul wax lu ku mën a nekk ci réew mi loo mën a dogal ak foo ko dogalee balaa muy wéy dañ koy gaaral le guide suprême mu xool ci minzaaru islam ci xoolinu islam ndax yii loi ndax yii doxalin ndax yii tëralin dëppoo na ak l'islam wala déet alors loolu lañ indi soppi ko ca réew ma muy changement bu mag nag changement boo xam ne dafa xaw a bouleversé doxalinu nguur wi Occident daan doxal ndax boo xoolee Occident sëriñ amut place ci seen doxalini réew benn réewu Occident lañ jox sëriñ place pour ñoom sëriñ na toog fële rek ci deram ak jàkkaam waaye bu mu dugg sax ci ni ñuy doxale réew mi or boo seetloo loolu mënul nekk parce que ki nga xam ne alaxira lañ bëgg ci lislaam waaye alaxira kenn du ko préparé alaxira ci àdduna bi lañ koy préparé donc li ngay dund lépp bi nga yewoo suba ba ngoon yaa ngi jaay boutique yaa ngi ci mbedd mi di wut alal ci anam boo koy wutee yaa ngi nekk ci sa bureau yaa ngi def leneen ak leneen waaye lépp wut wërsëg la mais wutaale wërsëg wi yaa ngi ci sàmmoonteeg ni ko yàlla bëggee di moytu le xaraam donc bépp jëf boo jëf ci bés bi jëfu lislaam la lislaam munu caa génne loxoom ñu jàpp ne kon jëfin woowa amul kenn ku ko mën a saytu ku dul nitu lislaam ab politicien kese boo xam ne xamul dara ci lislaam bu la tëralee am njaay lii ñu dal moo lay dal maanaam daf la koy tëral ci anam boo xam ne lu xaram dana ca nekk lu ñuy aaye ci lislaam makru ak leneen lu ñu sib ak leneen ak leneen te du ko dindi gis nga Sénégal wala réew yu bari yu mel ni moom ay jaaloo ak yu mel noonu dagan na fi ay carte dagan na fi loterie nationale a ngi nii ak yeneen ak yeneen te loolu kenn daganalu ko de parlement bi assemblée bi moo koy daganal ndax loo ci gis ay loi ko tëral te loi yi réew mi yëpp assemblée lañ leen watee alors ñoom nag pour éviter loola moo tax ñu tëral tër wi ñu tëral kon ci anam boobu la ñu nekk ñoom iranien yi taxawal ko loola nag ba mu sottee rek France ma fàttoon imam Khomeini la tàmbali tiit États-Unis waxi nopp parce que États-Unis boobu jàpp na ne bu leen fàtte ne ci année yooyu aussi la Afghanistan daanu ca occupation ba ko russe ba occupé woon taliban ya nangu ko alors yooyu yëpp bokk ci li tiital américain yi jamono yooyu sax la seeni bindikat seeni xalaatkat tàmbali naan léegi nag comme communisme daanu na te communisme rek moo fi nekkoon ndax bu njëkk monde bipolaire lañ daan wax àdduna boo xam ne ñaara ko seq muy alxarb Amérique jiite ko réewu occidentaux yëpp nekk ci gannaawam ñu gëm lu ñu bokk lu ñu gëm muy libéralisme ak le capitalisme ak acharq l'est le bloc de l'est Union soviétique jiite ko Chine bokkoon ci Yougoslavie bokkoon ci ak réewu est yëpp yi gëmoon communisme ñu daan ko tuddee al kutra sharqiya Iran nag bi mu taxawalee révolution en 1979 dañ ne la sharqiya wala garbiya la sharqiya wala garbiya ni l'est ni l'ouest ñun faruñu ak sow Amérique ak ñi ànd ak moom faruñu ak communiste yi muy Union soviétique ñun l'islam lañ indi allahu akbar alors loolu nekk cri boo xam ne dafa tiital adduna bi bett leen itam américains yi am ci mbetteel mu leen naqari parce que ñoom dañu laaj seen bopp ak seen service de renseignement généraux yi ni mu efficace nu ñu mën a sàggane ba lu mel nii am te yëgunu ko ndax loolu musula am ci adduna bi révolution bu toll noonu am ci jamono yim am ruudu leen mais leen ko may mooy Khomeini ak étudiants yi ko waroon ñu formé alxarasu thawri ba tey ñoo ko yore muy les gardiens de la révolution nga xam ne ay ndaw lan yu jox seen bopp sëriñ bi jox seen bopp l'islam ba mu jeex nekk ci waawam nekk nag ñu yaru ñoo xam ne bëriwuñu coow
bëri wu ñuy yëngatu. iranien bokk na ci leen mandargaal bu nu nekkoon fii seen ak dal ngay njëkk a yëg seen noppi ngay njëkk a yëg waaye nit ñu vigilant nit ñu xàmmee nit ñu am pas-pas loolu ku leen bëgg waxal leen ko ku leen bañit waxal leen ko. alors ñoom nag xam nga li leen mandargaal mooy ñoom chia lañ chia nag histoire am xam naa loolu dafay gudd benn waxtaan la moo tax tey duma ci sori. pour leeral rek tax ma di ko tudd bokkuñu ak ahlu sunna sax histoire ñi nga xaw a tàqalikoo ca faluk xilaafa ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu bàyyikoo àdduna xam ngeen ne coow dafa am dégg ngeen bu baax ñu ma nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génne àdduna bisu altine mais àllarba lañ ko denc parce que amala guñ ko woon ku koy wutu kon tànn xalif dafa nekkoon problème déjà bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam demee nee nañ sax chia foofa la jóge chiatu ali chia mooy farandoo ci arab ñi ànd ak ali xam nga xulafaul arbaa ñeenti xalif yi kàngam yi daroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jawrinam yi gën a mag moo doonoon aboubacar as-siddiq Umar ibn al-Khattab Ousmane ibnu Affan ak Ali ibnu Abi Talib Ali nag am jagle goo xam ne mook yonent bi seeni baay ñoo bokk ndey ak baay muy Ali ibnu Abu Talib mi ko jur ak Abdallah mi jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ar kon yonent bi cousin am la maanaam doomu baayam la waaye yonent bi teg ci moo ko yar ndax Abu Talib dafa bari woon njaboot bi mu demee ba magee ñi mu bokkal séddoo njaboot ga yonent bi sallallahu alayhi wasallam séddoo Ali yar ko ci këram dëgg la saxaabi yi boo gis am nag yonent bi relation particulière ndax Aboubacar as-Siddiq mi ma wax moo ko may soxna doomam Aïcha kon gorom la Aïcha bokk ci soxna mooy soxna yonent bi gënoon a ndawe waaye riwaayaat yu bari di wax soxna si mu gënoon a sopp Umar moom it may ko doomam muy gorom ba tey Ousmane yonent bi may ko ñaari doomam ndax daf ko may kii mu faatu mu may ko ko ca des kon ku ci nekk ci ñeent ñooñu ma tudd am na ak yow relation particulière waaye Ali nag bosam moom non seulement gorom la parce que da ko may Fatima doomam jum bëggoon lool waaye tey Fatima mooma am na riwaayaat yu wax ne ñooñu ma tudd bëggoon nañu ko yonent bi gàntal may ko Ali nag di mbokkam ci wàllu deret ba pare mu mayaat ko doomu am ñu gis waa Chia yi ne kon kooku moo gën a yey ci wuutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que ñoom kuutlaay gi dañu ko tegoon ci wàllu deret ñoom sax am nañu toute une littérature adabiyaat yu bari ci wàllu ne Ali moo waroon a nekk kutlaay boobu xadiisul Ghadir ak kii yu bari boo duggee ci seen i téere yu baree bari ci ñoom seen déggin même alquran déggin ban ca am ci ayat yu bari mooy Ali mooy wuutlaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam d'office et naturel ñoom jàpp nañ sax ne Ali place imam la yore léegi seen théorie yi gën a xóot sax mooy imaama daanaka espèce yonent la li leen wutale rek mooy wahyu bi ki yore ak risaala bi mu yore war koo jottali nit ñi am ñuy wax sax naan risaala bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam war a doon wala Ali ñu mujj ko jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye Ali topp ca nee nañu loolu moo waral wax ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ana madinatul ilmi may njëndi xam-xam may dëkku xam-xam wa aliyun baabuha waaye Ali mooy buntu ba ñoo nag ab dëkk mënoo ci at dugg te jaaroo ci buntu bi kon Ali mooy buntu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñoom ak ni ñu teg ahlul bayt maanaam ñi bokke ci yonent bi fa la notion ahlul bayt jóge ci ñoom
ñi nga xam ne dañoo bokk deret ak yonent bi ñoom yemalewul leen ak ñenn. alors loolu donc ca foofa la Ali ca faluk Aboubacar ga xam ngeen ne saxaaba yu mag yi ma tudd yëpp jaayante nañu ak Aboubacar ba mu des Ali jaayante wutoon ak moom yàgg jaayantewul ak moom. alors Omar bi mu dikkee naka noonu Ousmane la raw parce que Ousmane xam ngeen ne mooy troisième xalif xam ngeen ne ci al fitnatul kubra lañ ko faate ña ko faat ñëpp ay doomi saxaabi yu lañ ñu bari am tuuma yu ca juddoo wane ne waa Ali seen taxawaay doy na ca waar ba nga xam ne foofa daal ay rëq-rëq yu métti xew na fa ne naa loolu beneen thème la moo tax du ma ci xóotu tey dama koy wax rek pour gën a leeral mbirum Chia. bu leen fàtte itam ne Ali ibnu Abi Talib xeex na ci waqaatul Jamal ak Aïcha radiallahu anha mi doomu Abu Bakr as-Siddiq premier xalif mais di soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñaar xeex nañu ci waqaatul Jamal loolu mooy wane dissension yi amoon seen diggante maanaam jafe-jafe yi amoon seen diggante ca teel loolu lu yàgg la ba nga xam ne ñoom dañu jàpp ne chia yi ca tàmbali ba leen jàpp ne comme Ali moo waroon a nekk xalifa te nekkuñu ko Aboubacar Omar ak Ousmane dañu ko usurpé maanaam dañoo jël yëfu jàmbur parce que xilaafa gën jël moomuñu ko amoon na borom mooy Ali ca loola la beru bi tàmbalee ñuy am seen doxalin am seen gisin am seen yu bari yoo xam ne xaw na leen a mel ni daf leen a xaw a sorile waa ahlu sunna nag ñun ñii ñëpp ca lañ bokk alors ñun weneen gisin lañ am ñun wekk nañ Ali ibn Abi Talib jox ko place am mais noonu la ñu wegee Aboubacar as-Siddiq ndax saxaabi yu bu mag la noonu la ñu wegee Omar ibn al-Khattab ndax saxaabi yu bu mag la noonu la ñu wegee Usmaan ibnu Affan ndax saxaabi yu bu mag la ñoom ñëpp lañ bokkandoo wekk ñoom nag place bi ñu jox Ali joxuñu ko keneen ci saxaabi yi mieux wala pire dem nañ sax ba léeg-léeg ci seen yenn adabiyaat ñoom itam ñuy wax sax ay kàddu yu xaw a demee yu xaw a jekkadi jëmale ko ci saxaabi yu mag yooyu xóot-xóot bi gën naa tar ba fi Aliyun jógee Xasan doomam xam nga Ali muy jur Xasan ak Xuseyn Xasan doomam nee na moo waroon a jëkk a jël nguur gi mais Muawiya daanaka buux ko ba Xasan renoncé bàyyee ko pour daw coow Xuseyn mooy rakk Xasan Ali yoona ko jur ba tey fa la mbir ma tàmbale nag Xuseyn moom dafa jàppante ak waa Amawiyun maanaam Muawiya xam nga moo indi ad dawla al Amawiya bi remplacé al xilaafa al rachida ñeenti xalif yi bi ñu fi jógee dawla al Amawiya moo ci topp dawla al Amawiya boobu nag ki ko sos muy Muawiya kooku moom dafa noonoo bu baax ak chia yi parce que Muawiya ci jàppante ci la indi xare Karbala ci lañ faate Xuseyn mi sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di doom ci Ali ibn Abi Talib ak Fatima di imam bi gën a mag gannaaw Ali ci chia ñoom moom lañ jàpp dañuy def seen xuseyniyaat yi ay feet yu ñuy def yu tar yoo xam ne bu jotee toujours dañ koy def pour fàttaliku Karbala faatuk Seydina Xuseyn alayhi salaam alors donc chia foofu lu jógee ñu jaar seen yoon waroo ak wi ñu nekk loolu aussi moo leen jox comportement yi ñu yore comportement wu xeex comportement wu mën a bañ comportement wu ku ñu yàgg bundu xataal parce que ba ñu jógee ci maqtalu Xuseyn alayhi salaam dañoo bundu xataal waa këram te waa këram mooy ñoo ñuy tudde ñu ci bari ahlul bayt nga xam ne mooy chiatu Ali
ñoo mujj nekk chia yi ñuy wax nga xam ne ñoom dañoo gëm notion al imamiya ñaar fukki imam ak ñaar moo am ci seen lignée ñii ne juróom-ñaar bref loolu ay division la ci seen biir nee naa loolu waxtaan bi tey waxtaan bi mi ngi jëm ci guerre Iran Irak mais dama bëgg ñu xam kan mooy Iran bi ma waxee changement bi am 79 ak li ko waral ñan ñoo ko taxawal muy chia yooyu nga xam ne imam Khomeini boobu mooy seen njiit ñoom it nag dañu gëm njiit waaw dañu gëm njiit dañu gëm kilifteef loolu seen force la bokk na ci leen may doole gëm nañu njiit gëm nañu kilifteef parce que ñoom dañu gëm notion imamiya dafa ñuy am toujours imam boo xam ne mooy njiit li imam boobu nag dees ko warlul topp nañ ko warluloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nii ci jamono yooyu loolu la ñuy doxal boo demee ci mbiru zakat ñoom am na nuñ koy sa ay xumus la ñuy joxe yeneen mbir yu bëri bon bref am na détail ci wàllu pratique religieuse yu nu wuutee ak waa ahlu sunna mais man jàpp naa ne yooyu amul solo trop bref kon ñooñu ñooy chia ñooñu nag ñoo taxawal état 1979 ca Iran wane itam ne état bi ci mazhab chia yi lay dox loolu leeral nañ ko bu baax yaatal nañ ñëpp waaye ngiru état bi mooy mazhab chia yi loolu aussi defe naa ne neexu leen ko reproché parce que ñoo def mbir ma alors chia nag nekkut Iran rek xam nga boo gisee coow lu bari réewu arab yi ko wër chia am na Iraq mën naa wax sax ne seen centre yi gën a mag nekkut Iran ma nga Iraq xam nga dëkk bu mel ni Najaf dëkk bu mel ni Karbala fañ faate Hussein yooyu ñi nga Karbala xam nga boo tuddee Hussein rek dellu nga ci cosaanal chia ñoom gëm nañu ne dëkk yooyu seen donc loolu lëkkale aussi de tout le temps Iraq ak Iran ba nga xam ne kenn dina naqaree tàqali am ay communauté yu fa nekk yoo xam ne ay chia lañ am nañu Syrie am nañu Bahreïn am nañu presque sax ci dëkk arab yëpp Koweït Imaaraat feneen ak feneen mais dafa am fu ñu gën a baree ak fu ñu gën a néewee mais Iran bi ñu taxawee am bras armé muy alxarasu thawri ay ndaw yoo xam ne ñoom ay bokkuñu ak armée nationale bi waaye ab milice la boo xam ne al murshidul aala kii sëriñ bi moo koy chef ñoom rekkit nag moom rek la ñuy rendre compte alors milice boobu nag ci la Souleymani mii ñu faat Qasim Souleymani di général ci milice boobu la bokkoon mën nañoo wax sax ne moo ko ci ñi ko taxawal la bokk parce que moom 1998 la ko jëlee ci ku ñuy waxee al-Wahidi 1998 ba tey ji moo jiitee alxarasu thawri waaye surtout elam bi jëm ci extérieur muy faylaq al-Quds brigade al-Quds alors brigade al-Quds boobu dafa nekk branche armée bu tas ci adduna bi parce que iranien civilisation bu mag lañ yore nit ñu yow lañu duñu ay arab bokkuñu ak sunu mbokk arab yi nga xam ne dañu xaw a ngeen jégal ma ci wax ji dañu xaw a ñàkk fayda ñoom nit ñu am fayda la ñu xam seen bopp fonk itam seen xadaara ñoom tegunu américains yi ñuy dara tegunu russe ñuy dara jàpp nañ ne ñooñu bu dee wàllu civilisation ñoo leen ko ëppale parce que ñoom ay furs lañ ay persan lañ ñoom xadaaral farisiye jàpp nañ ne moom ak ñoom dañuy wax sax ne américain amut xadaara ay sàmb lañ woon rek barki ne moo njaay dañoo am as alal rek di xoggaliku waaye amuñ benn civilisation buñ mën a dellu alors donc ñoom dañu gëm ni xëy na jamono moo leen féetale ginnaaw waaye waruñoo féete ginnaaw tey dañoo war a fagaru ci àdduna ëllëg bi ngir mën a bokk te loolu dañ ciy bàyyi xel moo tax ñu formé seen xarasu thawri daal di tàmbali nag ba ñu gàñee révolution bi Iran tasdir al thawra exporter la révolution ñu ne rek dëgg la libéré nañ Iran def nañ ko réewu l'islam waaye war tayam Iran kese dañ ko war a yaatal ci at alors loolu nag moo leen fënqaleeg occidentaux